de presse. Sen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye leen ci àndal. jërë ngeen jëf ñaari tabaski ci mennam réew si du quotidien nee nañu moo amaat ci réew mi ren ubbil yéenekaay bi am na ci julliti réew mi ñoo xam ne tey ci talaata ji ñaar fukki fan ci Rasulet ca la ñuy julli fa ñu ko wékk moo di taxawaay Arafat démb la woon kon tabaski tey ji la ñëpp ci réew mi nag yéenekaay bi nee nañu suba ci àllarba ji ca la ñuy julli tabaski journal Sud du Quotidien dolli ñu ci ne tabaski li ko tax a jóg bokk na ci gën a boole julliti réew mi waaye seetlu nañu ne demewul noonee ci Sénégal yéenekaay bi yemul ci loolee ne xëy na di ñu jàngatal cooc ak cosaanu tabaski ba séq ci waxtaan wu yaatu ak imam Mouhamadou Gueye moo leen wax sax ne li ñuy gis léegi mu di génn kër benn famille ku nekk bëgg a tër sa xarum tabaski loolee amul solo seen si ci kanamu sunu borom li tax moom imam Mouhamadou Gueye mi ngi koy leeral ci biir journal bi journal beneen bu xëy joxata bu njëkk waxi tabaski moo di Rewmi Quotidien ci gàtte mu di xarum tabaski ci la xëy di wax ba wax ñu leen ni xar yi seere ren ji ak ni dëkk bi foto ñoo xaalis amul tax nañu bari jëndi wuñum xar Ndakaaru àll bi la ñu dugg dem wuti ci xari coggal yi Soleil national moom xëyee xewit wu ñu nemmeeku ci tabaski gi ci diwaanu Njaaréem mu di tontine tabaski xamal ñu ne dépense yu bari yi tabaski di àndal moo tax jigéen ñi ci Jurbel teg seeni pexe taxawal ay tontine ngir mën a am ci lu ñu jàpp ba supporter dépense tabaski gi Le Quotidien nañu tabaski ren gi ak wopp ji mu dajal di coronavirus bi tax na ba jumaa yu bari ci réew mi ñi ko jiite nee nañu duñu fa jullee jullik tabaski grande mosquée bu Ndakaaru kenn du fa jullee li tax imam Alioune Moussa Samb bu grande mosquée mi ngi koy wax ci biir yéenekaay bi nee na li fekk Covid-19 mi ngi ci réew mi duñu tëji grande mosquée bu Ndakaaru Le Quotidien dolli ñu ci ne ca Masalikul Jinaan ca Jàmmalaay ca jumaa yi ca Mbuur ak ca jumaay muusante ca Kees ak njabootuk njegéen yeeg ibaadu yu ñoom dañuy jullik tabaski ren gi L'Observateur gis te leneen mu di xeex bi ñu nekkee ak coronavirus gi rëq-rëq yi nga xam ne politique kat yi wane nañu ko ci xeex bi mënees naa am yaakaar ci jullik tabaski gi kilifa diine yi ca seeni discours ñu wax ci nit ñi lu ñu mën a dégg kilifa diine gu ñu déggoon mu ciy wax di Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes enquête dina kay nee nañu ci xëtamu njëkk moom sang bu tedd bi histoire jox na ko dëgg ndax bi mbas mi di soog a yegsi ci réew mi mësuta jóg ci di yëkkati kàddoom di dànkaafu nit ñi ci jàngoro ji mi ngi wéyit boobee ba léegi di sàkku ci ñi jiite réew mi ñu wax waa réew mi liy dëgg ci feebar bi feebar ba ca conseil constitutionnel mu di li juge yi matul Le Quotidien nee nañu waa congrès renaissance démocratique mu di Abdoul Mbaye ak ñi mu àndal sisir nañu njiital conseil constitutionnel Pape Oumar Sakho ngir mu wax ci ak président Macky Sall ba ñu lijjanti situation ba Walf Quotidien nee nañu moo di juge yi conseil constitutionnel yi war a doon juróom-ñaar matuñu juróom-ñaar manqué nañu ñeenti juge ñoo des ca conseil constitutionnel L'Observateur di ñu leeralal li waral situation bi di ñu waxit li ko mën a lijjanti ubbil yéenekaay bi li indi ba juróom-ñaari juge ya ca conseil constitutionnel matuñu moo di dafa am kenn ci ñoom ku faatu mu di magistrat Boussa Diaw Fall ci weeru janvier 2021 ci la génnoon àdduna am na fayit ñaari magistrat yoo xam ne seeni mandat dañoo expiré muy professeur Ndiaw Diouf ak magistrat Mandiogu Ndiaye te loolee nag président de la république Macky Sall rek moo ko mën a te moo ko war a lijjanti Walf Quotidien jëlaat kàddu gi ba dañu wax ne moom président de la république lu mu ciy def rek na gaaw ndax conseil constitutionnel def na 4 appuis waxi lamb la ñu jaare ci waxtaane wàllu lamb ak sunu lamb mi xëyee combat Papa Sow ak Siteu benn fan ci route ci la ñu war a jàkkaarloo waaye yéenekaay bi gis na ne jamono ji jàmm jeex na xaat ci diggante ñaari mbëri te dara xewagul nappante beeg tëkkante baa ngi mel ni tullek màlle xëccoo baa ngi mel ni tullek màlle ci footballkatu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly stade yi ne kay bind ne muy Everton di Manchester United ba ci Naples ga mu nekk ku ci nekk ci ñoom yaa ngi def sa kemtalay kàttan ngir bañ défenseuru Sénégal bii di Kalidou Koulibaly rëcc la. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu la ñuy yem ci xibaar yi ne suñu dafa pàttali ci li ci gënoon a fës. tey la tabaski pour ñenn ci jullitu Sénégal yi di waa coordination des musulmans du Sénégal ñeneen ñi ñoom suba ci àllarba ji la ñuy julli mbirum drogue bu takko bi ñu jàppoon ca port bu Ndakaaru atum 2019 juróom-benn si jàpp di dànkaafoo amul xiifal ngir sàkk ñu att leen seen i njaboot daal ñu leen xeexle tam ci biti ñi ñoom tàmbali nañuy xiifal muy liggéeykat yi di techniciens yi nekk ci mbay mi ñuy sàkku nguur gi saafara seen i tawat sa biti lañu fanaan biig ca Diamniadio tel na ñu nopp nañ fa tabaski dàq école élève bi dooroon xeer surveillant général bu lycée bu Sangué ca Thiès loolu nag la kilifa yi lycée ba sàkku dogal mujj bi nag léegi ci loxoy inspection d'académie bu Thiès
nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci gën a fës tey la tabaski pour ñenn ci jullitu Sénégal yi di coordination des musulmans du Sénégal ñeneen ñi ñoom suba ci àllarba ji la ñuy julli mbirum drogue bu takku bi ñu jàppoon ca port bu Ndakaaru atum 2019 juróom-benn nit ñi ci jàpp di dànkaafoo amal xiifal ngir sàkku ñu àtte leen seen i njaboot daañu leen xeexle tam ci biti ñi ñoom tàmbali leen xiifal muy liggéeykat yi di techniciens yi nekk ci mbay mi ñu bëgg nguur gi saafara seen tawat ci biti la ñu fanaan bi ca jam ñaajo tenne ne ñu noppi nañu tabaski foofule dàq école élève bi dooroon xeer surveillant général bu lycée Sangué ca Thiès loolu nag mooy dogalu kilifay lycée ba dogal boobu nag ñi daal di koy jëbbal ñi di inspection d'académie bu Thiès dañu sa xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nestalu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadji Ndiogou Diène. mbokk yi dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak lu soxal tabaski ji ñenn ci jullitu Sénégal yi di waa coordination des musulmans du Sénégal ñoom tey ji ci talaata ji la ñuy julli ci loolu sax ñoom fas yéene amal ay julli kon ci béréb yu bëri fii ci Ndakaaru naka tam ci biir réew mi ñeneen ñi des nag suba ci àllarba ji la ñuy julli bokk na ci ñoom nag coordination des imams de Niayes Thioker ak Médina ñoom daañu julli suba ci xëy Jal Diop ci bu 9h jotee julli googu nag imam El Hadji Oumar Diène moo koy jiite waaye nee nañu daañu sàmmonteeg dicté kër docteur ci jamonoy mbas mi ñu nekk. RFM rajo askan wi. 8h tegal ñetti minutes way ci xibaar yi wax ci leneen di mbirum drogue bi nga xam te ne lu takku na woon lool ñu jàppoon ko ci port bu Ndakaaru atum 2019 juróom-benni doomu Sénégal yi ñu ci jàpp ñoom ba léegi nekk kaso di xaar ñu àtte leen waral sax nee nañu buñ jugul seen mbir li ñu fas yéene def mooy dañoo fas yéene kon seen njaboot ñoom nee nañ daañu ñaxtu yëngu-yëngal bu tabaski ji jeexee ngir bëgg nag ñu àtte seen mbokk yooyu leen ndaxte tey gi neen te yàgg na ëpp na ñaari at léegi doon njaboot ñi ñu tey doon jënoog taskatu xibaar yi démb ànd ceeg frappe teewoon na fa Mama Sukan. Alioune Badara Koli Mamadou Niang Seydina Mohamed Ndiaye Jula Sow Dieye Diop ak Babacar Diop. ñaari at ñu nekk ko ci kaso bi ñoom détenu yi ñu jàppee leen lu ëpp ci 1000 kilos drogue mu gunge juróom benn famille prisonniers yooyu le coordonnateur mouvement France Dégage di wax ni bile dossier ku ma am ndey ak ku ma amul ndey la. justice su Sénégal di saytuwee dossier bi neexuñu tey neexuñu ëllëg lu tax mooy commandant bateau bi di doomu Italie ak adjoint di doomu Italie dañ leen libéré. monsieur le procureur Bassirou Gueye. Est-ce que vous touchez de l'argent de la drogue? C'est pour ça que vous retenez nos 6 enfants injustement, illégalement dans la prison. li ñu jàppul li feeñul kenn xamul nu mu toll. ndax dafa am un réseau boo xam ne yenn autorités yi dañ ci bokk. Guy Marius Sagna di joxoñ baaraamu tuuma ñenn ci leader bi bokk ci mouvance présidentielle bi ne xaalisu drogue moo leen di financé. Bougazeli parce que dafa financer ay activités APR ak faux billets mun na bénéficier liberté provisoire ñun nag suñu ay doom ñun nag suñu ay rakk comme ñoom financé wuñu activité APR comme ñoom sa suñu rëkk ci Marème Faye Sall ak président Macky Sall comme ñoom amuñu tur bu siw amuñu sant bu siw ñooñu mën nañu nëpp ca kaso ba. man boog li ma jàpp mooy am na activité APR yoo xam ne xaalisu drogue moo ko financé. famille détenu yi ak waa mouvement France Dégage di waajal ab manifestation ci commissariat yi nekk ci Ndakaaru après tabaski bi ñoom ñuy woo bépp famille bi nga xamante ni sa doom dafa nekk ci kaso bi te ñu tëj ko tëj bu yàgg. nous lançons un appel à tous les détenus. képp ku nekk ci kaso te nga toog at ñaari at ñetti at ñeenti at kenn àttewu la waxal say mbokk mu ñëw ci ñun ñëpp ñu ànd def benn say. yoonu Sénégal mi nga xam ne teguwul ci yoon ñu yoonal ko. famille détenu yi ak mouvement France Dégage ñoom ñi ne taxaw nañ temm ngir changer justice bi nga xamante ne dañoo ne dafa féete boor. Mamadou Kane ndey mbir yi nag di juróom-benn nit ci ñooñu tey ñu nekk kaso jamono ji ndax mbirum drogue ba jàppoon ca port bu Ndakaaru ñoom xiifal la ñu fas yéene tàmbali ci li yàggatul li ñu bëgg nag kon ñu atti leen ndaxte nee nañ boobu ba léegi nag xamuñu fu ñu féete Babacar Koli bokk ci njaboot yooyu la ñuy déglu ko ci micro kon de Mamadou Kane. Alioune Badara ñu ngi koy jiiñ ni que dafa bokk ci affaire drogue bi moom Alioune Badara boo xoolee moom en réalité formation mécanicien la woon. loolu de conduire mooy oto yi ñuy yóbbu des fois di déplacer mu nekkoon ci oto pendant 2 mois. pendant ces 2 mois l'affaire a éclaté. ba affaire éclaté ñu remonté peut-être y avait un numéro qui l'avait peut-être appelé. ñun lu ñuy wax bañu ñu àtte leen. bu dee problème bi ay nit a ngi si ay tubaab a ngi si. tubaab yi dañ leen bàyyi ñu dem
ñoom ñi nga xam ne ñoom yi sénégalais ñi téye leen ñoom yàlla rek a xam bu dee dañu def ñi àtte leen bu dee defuñu ñi bàyyi leen mais comme dañu nekk di xool ndëgënu dossier bi mais nañ leen bàyyi ñoom am nañu kër am nañu ay waajur moom il est marié tubaab bi ñu def ba mën a bàyyi tubaab war nañ leen mën a bàyyi fii parce que booy mënuñu réer mënuñu rëcc sont bien domiciliés d'après le procureur mënuñu constituer danger parce que ñoom rek ils peuvent pas quoi même si famille ne peut pas constituer de danger ñun looloo taxoon ñu demoon ministère peut-être pour rappeler ministre xëy na peut-être dossier bi da ko fàtte loolu tax ñu ko doon rappelé ñun ñu ñaan ministre bi mu s'il le faut bu jaree mu recevoir mu wax ñu dossier bi fu ñu toll problème yi lan la ñu xam lan la parce que aussi mënoo téye ñi doo ko lépp doo ko pour grève de faim bi suñu rakk yi bëggoon nañ ko def ñu ne leen non bu leen si dugg pour le moment bàyyi leen ñu dem wax ak fi nga xam ne doonee benn ñi xam c'est quoi lu tax dossier bi nekkul di évoluer léegi bu yàlla defee ni que ñoom amuñu sur l'air parce que ils vont maintenant prendre un risque ils vont prendre en charge leur propre dossier ñi nga xam nañu def parce que moi je crois ultime la bugguñu fa egg mais am na bu ñu fa tollee combat fu ñu jëm ni fa la ñuy jëmi quoi. mu nekkoon Babacar Coly di magu Alioune Badara Coly di kenn ci juróom-benn ni seen ñi ñu tëj kaso ndax mbirum drogue bañ jàppoon ca port ñeneen xam te ne ñoom tàmbalin ba noppi di xiifal di liggéeykat yi nekk ci mbay mi syndicat bi leen ëmb kon tàmbali démb ak xiifal ca buntu ministère de l'agriculture Diamniadio lañ ko tàmbali woon sax waaye gendarmerie ñoo fa ñëw daal leen fay jëlee teewul nag ñooñu nee na xiifal ba yi doggu nañ ci ba luñ ci am jël tabaski ji sax foofu lañ ko nar a defee dañ ciy déglu Mor Diouf di chargé des revendications bu syndicat bi ci jokkoom ak Amadou Sabar Ba. ay mag jëm ay kilifa nga fanaan loo leen tey jii ci mbedd mi. ñu nekk bàyyi seen kër bàyyi seen njaboot taluñu tabaski gi. suba ba tey yéen a ngi xiifal. xiifal gi foo leen koy defee ci biir ministère bi wala. waaw ci biir ministère bi lañ nekkoon tey dañu def suñu assemblée générale waxtaan ak suñuy collègues ñaax leen soñu leen boobu fexe na ca fajar mu fexe ba yónnee fi ay gendarme ñu kar suñu yenn agents yi ni leen doo leen dugg ci biir bâtiment bi ñëw daal di wax ni ñun ay mandaari lañ dañuy ñëw jaxase bi ñu waxaantaane commandant bi mu xam ni loolu yëpp dara du ci dëgg ñu def suñu assemblée générale mu continuer wéyal ay manigansam ba léegi la fi indi ab escadron boo xamante ni ay gendarme yu bari ñu fekk ñu ci biir wax ak ñun fexe ba génne ñu présentement ñu ngi nii ci mbedd mi ci buntu Diamniadio képp ku fa ñëw di nga ñu fa fekk ñun nag namu ca yebu ca la bu la ca ba wax nga jël kon daal bu ma la déggee foofu ngeen bëgg fanaan fi la ñuy fanaan te fi la ñuy yenn suba inshallah fi la ñuy fanaanaat ñaata ngeen ci nit mat nañ fukk jëm ci fukk ak juróom ndaxte juróom yi nga xamante ni ñooñu lañ affecté woon ñooñu ñoo jël décision xiifal ñeneen ñi nga xamante ni ñoom it dañoo ñëw jàpp ci ñu ñëw xiifal fi la ñuy nekk ñëpp ay góor lañ déedéet am na jigéen te am na ñoo xamante ni bu tabaski gi jeexee dinañ ñu ñëw rejoindre ndaxte lii duñu ko bàyyi mu jàll na xam ni affectation yi mu teg suñu kaw tant que dellu ci ginnaaw ñun dañoo pare pour xiifal te dañ koy wéyal. mu nekkoon Mor Diouf di chargé de revendication bu syndicat bi ëmb technicien yi nekk ci mbay mi kon ñu tàmbale xiifal nag démb kon ca Diamniadio 8h tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñuy wax lu soxal njàng mi ak mbir mi doy waar xew semaine bi ñu weesu ca lycée Sangué di benn élève boo xam te ne dafa xaañ kon surveillant général ba xeer la ko dóor gannaaw coowal portable bu doxoon seen diggante moom élève boobu nag di Maodo Malick John nekk ci classe 5e lycée ba ki conseil de discipline ba fa nekk daal ne jël dogal daal di koy dàq moom élève boobu nee na nag daal ñu koy yeggee inspection d'académie ba ministère éducation di ñaawlu lu ni mel di jëf yu ni mel di xam tàmbali bëri ci l'école yi ay élèves yi fitnaal seen i jàngalekat Mouhamadou Moustapha Diagne moo yor kaddu ministère éducation nationale ñu déglu ko ci jokkoom ak Amadou Sabar Ba. élève bi nag El Hadj Malick Maodo Ndione nga xam naa ne wéyewul turam moom dafa agressé ku ñuy wax jeune surveillant bu ñuy wax Amady Diawara ko xeex fekk ni mi ngi àndoon ak magam bi conseil discipline bi proposé ñu dàq ko proposé ko yaa di Thiès évidemment donc ministère bi rafetlu ko ba pare sax ministère bi da cee sukkandiku pour wax cas yi remarqué yëpp muy cas violence conseil de discipline yi daañu daje day sañ di daje pour xool lan moo ci responsabilité ku nekk ndax am na responsable ndax am na coupable xale boo xamante ni bile jóg nga pour indi ay wàllu violence wàllu xamadi wala réewante gu mat wala jóg di dal ci kaw jàngalekat yi bu neexee yàlla conseil de discipline dina daje te luñ ci war dañ ko def jusqu'à décision extrême maanaam mooy dàq la ci l'école jàngalekat yi muy élèves yi ministère bi moo yor seen karange ci wàllu li ñuy wax karange physique donc seen intégrité physique lu ñu nangu kenn muy élève muy keneen dal ci kaw jàngalekat yi te tegoo ko ci lenn loo xamante ne bi lu am maanaa la donc bu fekkente ne bi élève bi xam naa jàngalekat am na administration da dem ci administration bu wax ko mais duñu nangu benn élève bi jug dal ci kaw jàngalekat di ko dóor ba di ko gaañ loolu moom dinañ ko freiner te ko def évidemment sanction yi dina dal sa kaw.
ku ko def sanctionné dal ca kaw di kaddu yi Mouhamed Moustapha Diagne ji dénk jokko gi ca ministère bi yoro njàng mi wax lu soxal wàllu mbay mi ak béykati soble nekk ca Potou ñoom ñooy yëglu ndaxte nee na soble si day lamb seen loxo waral ñu bëgg na nguur gi jël ci matuwaay Abraham Paul Buy ci Gabar nekk ci commune bu Léona béykat yi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllub soble bi nekk fii ci zone bu Potou bi nag bokk ci APASEN ñu koy wax association promotion des produits agricoles du Sénégal nag ñoo fi daje di ñaawlu campagne commercialisation bu soble bi lee producteurs yi nag ñoom dañoo jàpp ne prix soble bi dafa daanu lool te tamit xamle ne marché bi dafa saturé soble bi daa lamb. alaaji Maguette Boye parce que ñaar fukk ak juróom moo ne ci marché ak ñaar fukk li ci des dañu ko gas suul soble bi yàqulaa dañu ko gisul ñi parce que amuñu foo ko jaay lu ci Sénégal gii. Amadou Ka bay ba pare munoo jaay li ñu ko yóbbee yëpp nag gaañi moom moo di grande producteurs yi envoyé réew mi gouvernement bi échoué na si programme bu demee noonu ñooy concurrent ak ñun ba fi ñu toll nii tey veille tabaski munoo jaay soble 150 francs. producteurs yi nag dajewuñu ngir wane seen i mer kese waaye wane tamit seen njàkkare ñoom lu ñuy ragal mooy amaat ay perte ak soble sonsa bii nga xam ne ñor na te nekk ci tool yi ñu commencé ko 8. di Youssou Sow ngañ mbay bi première campagne bi jusqu'à maintenant deuxième campagne bi ñor na première campagne ba léegi écoulé guñu ko ndax lan lenn li yàqu na lenn li tiré nañu ko 2 fois kenn mënu ko jaay deuxième campagne bi ñor na muy sonsa bi mu ngi nii ku ne gis na qualité bi ku ne xam ne bii qualité baax na mais ba léegi mënuñu fexe ba jaay ko dèjà bi ñëwoon ci marché bi muy ngañ mbay bi mënuñu ko écoulé kon kenn mënu ko récolter deuxième campagne. ci nii nag producteurs yi nga xam ne ñoo bokk APASEN nekk Potou di woo njiitub réew bi Macky Sall mu indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne seen secteur moo ngi koy dund mu nekkoon Abraham Paul Puy Gabar rajo Futur Média. Abraham Paul Puy dañuy daaneel wax lu soxal wàllum politique ak ñi di task force républicaine di ay waa APR yoo xam te ne dañoo taxaw ngir nag joxe xibaar lu jëm ci wàllum liggéeyu nguur gi ak parti bi ñoom ñuy naqarlu mbirum ñàkk yi ci Covid bi ni muy doxee ndaxte dañoo gis ne réew yi am doole ñoom nag ñoo koy akimoo bàyyi ñi néew doole ci geneen wàll nag daal di tontu opposition bi ci ak société civile ci seen i kàddu yi di yëkkati jamono ji jëm ci wàllu mbas mi ak seen taxawaay ci wàllum politique démb la waa task force républicaine dañ ci nag taskati xibaar yi Ndeye Moussa Semaine. ab parparloo la ñu nemmeeku si ni ñu distribuer vaccin yi ñeel initiative bu COVAX loolee moo nekk xalaatu waa membre task force républicaine Mamadou Kassé. téeméeri million ci ay ñàkk rek la Afrique jot donc jàpp nañ ne Afrique tey bu ñu ko doon xayma téeméer bu nga xamante ne waroon nañu ko ñàkk benn rek moo ñàkkul ci téeméer boobu. kon jàpp nañu ne am na jiixi jaaxa wala xaj ak seen boo xamante ne am na ci ni nga xamante ne noonu la nit ñi di jotee vaccin yi. ñoom nag prox ndalu nañ si ndaje mi ngir rekk ñaawlu kàddu yenn si acteur société civile bi ku jégi ak ñenn si askan wi ñoom membre task force républicaine yi nag lu ñu jàppee kàddu yooyee moo di amul benn njariñ te ay falaa la. muy citoyen yi war nañu ku nekk la nga war a def ci ay effort nga def ko posture boobu di posture bu nga xamante ne posture patriotique la maanaam bëgg sa réew ak posture républicaine moom moo gën li nga xamante ne seetlu nañ ko ci jamono ji muy ay wax ju sew ak ay teg ay ndëgg sërëx ak wax joo xamante ne wax ju ñàkk solo la ci jamono ji nga xamante ne li ñuy dund dafa sérieux te dafa war a mobiliser ñëpp. ñoom nag ñu ngi rafetlu initiative yi nga xamante ni seen leader di président Macky Sall mu ngi koy jël. ci horizon maanaam Institut Pasteur dina gën a taxaw ci liggéey ci xarala yooyu nga xamante ne moom moo war a mën a nekk mooy vaccin yi nga xamante ne moom la ñu soxla. ñoom membre task force républicaine yi ñu ngi woo askanu Sénégal gi yëpp ngir ñu booloo doon benn say ngir rekk mbasum coronavirus bi bañ fi am doole. yegsi ci xibaaru tàggat yaram yi ànd ceeg Mouhamed Diop. dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñu tàmbale ko ak Jeux olympiques yi am fële ca Tokyo président Macky Sall finalement du ci mujj dem dañ ko invité woon mu doon invité d'honneur CIO def ko waaye nag ni mbas mi di lëmbee ci àdduna bi tax na président Macky Sall du mujj def déplacement bi dem foofu ca Japon rawatina ci seen capitale bi di Tokyo li muy def kay mooy amal ab discours ci ubbite Jeux yooyu loolu mu ngi nar a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2021.
ñu wax ci football léegi ak parcours bu Teungueth FC bi nga xamee ne kon parcours bu rafet la def juróom fukki poñ ak ñaar la am ci championnat bi ci ñaar fukki journée ak juróom benn muy fukki victoire ak juróom-ñaari match nul ak ñeenti défaite dugal fanweeri but ak juróom benn encaissé fukk ak benn kese muy loo xam ne parcours bu rafet la waaye bettul suñu naataango bi di Demba Varor nekk journaliste sport news africa.com mi rafetlu tabax bi nga xamee ne ñu ngi koy tabax club bii di Teungueth FC ci jamono bi. Teungueth lu mu gagné championnat bi vraiment du lu ma bett xam naa ne du lu bett sénégalais yu bëri ndax liggéey bi ñëpp teg nañ ci seen bët. depuis 10 ans on voit pas à pas ni président bi amee ambition dem jëli ay entraîneurs yu baax muy Moustapha Seck di Lamine Dieng di Souleymane Diallo di Aba Talib Fall entraîneurs yi nga xam ne jaar nañ foofu noonu yëpp vraiment c'est des entraîneurs yoo xam ne c'est de renom ici dans le football sénégalais et puis mu teg ci tamit jëli ay joueurs yu baax boole ko entraîneur yooyu noonu parce que c'est bien nga am entraîneur bu baax waaye boo amul joueur yu baax doo mun a dem donc dem na jëli tamit ay joueurs waaw projet bi avancé ba nga xam ne ren yegg nañ ci cappaandaw ga jël PO championnat bi du lu bett kenn ndax même daaw avant ñuy arrêter championnat bi ndax Covid première partie bi ils ont fait une première partie extraordinaire boo xam ne foot professionnel bi mu commencé ba léegi mosugul am en 13 matchs ils avaient 10 victoires et 3 matchs nuls et ils étaient partis pour écraser le championnat parce que amoon nañ 12 points d'avance sur le deuxième ren boo gisee sax ñu xaw a yéex tuuti par rapport ak vitesse de croisière bi ñu amoon daaw mooy que li ñu doon jouer Ligue des Champions parce que gis nañ fii club sénégalais yi ku ci jouer Ligue des Champions da ngay am problème boo moytul sax da ngay wàcc mais ñoom ils ont su gérer ça ba nga xam ne bi ñuy jouer Ligue des Champions soriwuñ pays ba bi ñu toggee Ligue des Champions dañoo accélérer jouer seen match en retard yi jël paie. wax ci football ba tey ci réewum Ghana ak mbir mi nga xam ne mu ngi lëmbe football bu Ghana jamono ji ay match yoo xam ne dañoo jàpp ne dañ ko jënd bi ci gën a dalandi xel mooy bi dox diggante Ashanti Gold ak Inter victoire bu Ashanti Gold juróom-ñaari bal ci dara waaye li ci gën a yéem ñi nga xam ne ñoom ñooy fédération ghanéenne de football bi ñu sukkandikoo suñu naataanga yu agence de presse sénégalaise mooy benn joueur boo xam ne dafa dugal ñaari yoon contre son camp ba noppi ne moom moo ko tey li mu doon bañ nee na mooy parieur yi nga xam ne dañ jàppoon ne équipe am day perdre juróomi bal ci benn mu bëgg nag déjouer seen pronostic ba tax mu dugal ñaari yoon ci kangam waaye nekkul loo xam ne dal na xelu waa fédération ghanéenne bu football mi nga xamee ne ubbi nañ ab l'enquête ngir leeral bu baax a baax match boobu ak jëfu waa jooju. Mercato Jordan Anderson moom nekk ca Liverpool jamono ji moo ngi intéressé bu baax a baax waa Paris Saint-Germain capitaine bu Liverpool milieu de terrain bi moom mu ngi en contrat ci Liverpool ba atum 2023 waaye nag ba léegi prolongé gul contrat am bu fekkee waa PSG bëgguñu waa Atlético Madrid ñoo ngi ci wet bi di surveiller mbir mi nu mel Liverpool di waxtaan ba tey tamit ak Sadio Mané ngir prolongé bu baax a baax contrat am contrat bu numéro 10 bu Liverpool bi di dox ba atum 2023 jeexal ak lamb ak retour bu showman bi di Zos am combat digganteem ak Alioune Seye numéro 2 gannaaw bi nga xamee ne toog na ay at bëréwul combat nag boo xam ne structure bi di Gaston Production moom moo ko décroché ngir saison bii di ñëw di 2022-2023 waaye lan moo tax Zos di dellusiwaat ci lamb ji ak ñi mel ni moom ñu teewlu analyse bu suñu naataango di Abdoulaye Dembélé nekk ci journal sunu lamb. dañu gis depuis quelque temps ay champion déclarer seen retraite ba pare revenir ci seen décision parce que pour ñoom je sais très bien que lu ñu gagné ci lamb pour un seul combat c'est des millions loolu ñoom je pense que amuñu benn business bu leen di permettre de gagner sur un seul événement benn 50 millions wala benn 75 millions. Donc c'est ce qui fait que quand ils sont restés pendant les années ñi jàpp ni seen train de vie xaalis yooyu ñu amassé woon wala business yooyu ñu tegoon mënu ko soutenir donc le business le plus florissant pour man en tant que lutteur moom mooy nga ñëw bëree combat ñu feere ci ay millions luñ la laaj le plus souvent ci ay mobilisation pub supporter la wala jox sa sëriñ tuuti mais li ngay gagné ci benn combat mënoo ko gagné carrément ci business yi nga xamante ni moom ngay doxal ci biti looloo waral nag ay champion comme ñoom Baboy ñoom Zos yi décidé woon na dañuy arrêter seen carrière ñëwaat ci seen décision ñëwaat ci lamb ji
bu fekkente no c'était des raisons purement sportives je pense que ay amateurs ñooy réclamer seen retour mais doo dem fenn ba nga dëgg ay amateurs di naan fexe leen ba tel champion mu ñëwaat. Abdoulaye Dembélé ñoo ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax ñuy fàttali ne combat bu mujj bu mu mujj def ci arène bi mu ngi am ñeenti fan ci weeru avril atum 2017 combat boo xam ne da ko perdroon par KO digganteem ak Siteu mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram yi. ñu koy gërëm bu baax moom Mohamed Diop yegg si ci Aada ak Cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi weeru mee gi lay weesu Youssou Ndour waxoon na ni dina def ab pause ci carrière musicale am dellu si waat na ak ab single bu bees wàññi ko la ko dippee mu nar a doon nag extrait bu njëkk ci album yi nga xamante ne mu ngi koy waajal te kii di Bouba Ndour daal di ko produire titre boobule wàññi ko ñu ne ndewoon na la ci fans yi ci jamono tabaski yi ñuy dund. ajuma ji ñu dëgmal le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose dina dalal festival bi ñu dippee mi Maleta de Musica mu di projet boo xamante ne war na dajale ay talent ci wàllu musique ak danse yu bëri yu jógee fii Sénégal waaye itam bitim réew yeneen i leeral ak Oumou Kalsoum li ma valise à musique sama walisu musique nekk na benn projet boo xamante ni association Thiapathioli moo ko amal li mu bëgg rek mooy gën a rataxal diggante ñii di Sénégalais yi ak espagnol yi jaarale ko ci Thiada Ndiawar Seck nekk président association bi. Thiapathioli yàgg naa organiser yàgg yëngu pour jàppale ñaari réew yi ñu gën a xamante jàppale ñaari réew yi seeni diggante gën a ratax bokk aussi ci ñaari jokkalante bi nga xam ne ñaari réew yi séq nañ ko ci cosaan ak aada séq ko ci wàllu koom-koom lépp loo xam ne nag am nañ ko ci festival bi aussi dañ ko daan verser vers le social. bi leen ndaje nga xamante ni mi ngi tënku wàllu musique pecc dana dajale ay artistes yu bëri yu jógee fële ca Espagne ak yeneen i réew. lañ cay séntu aussi ci artistes yi sénégalais yi ak espagnol yi mooy waa Sénégal xam aada ak cosaanu Espagne gis artistes espagnols yi ñu évoluer waaye aussi waa Espagne xam les artistes sénégalais xam culture sénégalaise mën naa fexe ba ay réew gën a bëggante. festival ma valise à musique sama walisu musique dana dajale ay artistes sénégalais ak yu jóge ci diaspora bi ak yeneen i réew bénéfice ciy tukkee nag dañ ko jëriñoo ngir defaraat bërëbu fajukaay ya nekk ci Louga mën ci itamit créer ay bërëbu liggéeykaay mu mën a jëriñ askanu Louga. ci wàllu musique ba tey jàppale ni talaata ji woykat bi di Assane Ndiaye dina présenter albumam bu bees Thione Seck pour toujours noonu la album bi tudd mu jagleel ko nag ki nga xamante ne jàpp na ni moom moo ko xàll yoon wi ci biir musique bi mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ay fan yi ñu dëgmal incha allah. RFM li ci yéene kaay Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue